asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi yéen ñi safoo di ñu seetaan ci émission bi nga xam ne moom mooy Agora ci seen YouTube bi nga xam ne moom mooy Like Vision donc tey ñu ñëw di leen tegal suñu deuxième numéro mu tombeek benn contexte bu am solo muy nekk le 8 mars nekk mois de la femme donc tey ñu ñëw fi nga xam ne moom mooy commune de Diamniadio fekk fi ndaw bu nga xam ne dafa yëngu ci wàllu développement rawatina ci li nga xam ne moom mooy entrepreneuriat ci agro business donc tey ñu ngi fii nga xam ne moom mooy Diamniadio derrière le rail ñu fas yéene jàkkaarloog Siga Sène ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam maa ngi leen di fay yéen ñëpp di leen nuyu seen tur ak seen sant. Siga comme ni nga ko gisee tey ñi nga xam ne ñoom ñoo la seetse mooy Agora nekk benn contexte bu nga xam ne dañuy mettre en valeur l'image de la jeunesse sénégalaise mais rawatina ndaw ñi nga xam ne dañuy yëngu si lu jëm wàllu développement rawatina entrepreneuriat donc tey ñu fas yéene seq waxtaan maanaam l'implication de la femme si processus de développement maanaam ban taxawaay la jigéen war a am si li nga xam ne moom mooy développement sunu première question bi dañu bëgg nga wax ñu exactement yow yaay kan ba nit ñi xam la. waaw man maay Siga Sène nekkoon élève au lycée de Diamniadio fa laa amee sama bac S2 bi ma amee bac en 2016 ci laa doon def formation en industrie agroalimentaire def naa 2 ans de formation bi ma paree ci laa dem labo national fa laa doon defee stage def naa fa presque 2 mois bi loolu weesoo nag maa ngi doon def benn formation ci benn école bu nekk au niveau des Almadies en contrôle qualité dans les industries agroalimentaires léegi bu ñu commencé foofu ci laa am benn xalaat daal ne damaa war a créer au lieu que ngay dem di déposer au niveau des entreprises ñuy rejeter say papier wala ngay daw di naan chômage ma ne xaaral ma créer dara ci laa commencé su may jàngi ma defar ay quelques confitures su ma demee ma yóbbaale école di jaay j'ai commencé avec 30 000 francs c'était tellement difficile nag mais sant yàlla en tout cas wàllum entrepreneuriat moom li ñu ci war a wax bëri na macha allah mais nag sant yàlla bu baax a baax. ok donc mbokk yéene ko gisandoo donc tey ki nga xam ne moom la ñu dalal xam ngeen ne ndaanaan la xam ngeen ne parcours am tamit riche na macha allah buy wax sax da ngay xaw a am tuuti émotion ndax jaar-jaaram comme début yëpp tout début est difficile mais heureusement Siga a osé vraiment faire l'innovation et maintenant mu ngi occuper benn place bu importante si li nga xam ne moom mooy l'entrepreneuriat surtout li nga xam ne moom mooy agro business donc Siga tey yow est-ce que da ngay partager idée nit ñi ne maanaam place su jigéen mooy kër ga. déedéet loolu moom mënuma ko partager place jigéen du kër ga kese jigéen war na mun a téye njabootam war na mun a dimbale famille wam bu ñuy nee jigéen dangaa war di daw jigéen warul toog ci kër moom déedéet loolu d'accord ma ci jigéen da ngay ñafe ni góor def ba am jigéen mun na def ba am lu ko raw man loolu laa gëm quant à toog moom d'accord ma ci benn yoon tey boo seetloo am na jigéen ñoo xam ne ñoo mën góor te lu ñuy liggéey góor du ko liggéey loolu laa d'accord quel que soit alpha nit ku mu mënti doon muy góor ak jigéen ñun ñëpp dañoo war a liggéey donc toog ci kër amul benn njëriñ te boo toogee di nga soxla doo am ku la ko fajal dans ce cas nag boo demee liggéey di nga am loo xam ne di nga ci suturloo kenn du la xamal kon nag nañ liggéey surtout ndaw jigéen ñi nañ dem liggéey man loolu laa gëm man. comme yaakaar naa ne loolu leer na mooy message bi mooy place su jigéen nekkul si li nga xam ne moom mooy kër ga mais place su jigéen dafa war a free dafa war a dem fépp fu nga xam ne tey ay instance de décision la tey jigéen war na fa mën a nekk. donc Siga tamit ñu gis ne développement côté Sénégal dañu ne jigéen ñi dañ ci war a impliqué wu de façon brusque dañ ci war a nekk dañ ci war a sentir donc tey yow. nan nga mën a gisee loolu lan ban apport la jigéen war a mën a am ci développement de façon plus claire. jigéen apport bi mu am ci wàllum développement dafa bëri mënuñu wax développement ñu ne góor kese jigéen bokkul développement ñaara ko sekk ñun ñëpp ñoo ko sekk góor mënul andi développement moom kese te boo xoolee tey Sénégal sur le marché wàllum économique boo laal rek jigéen ñaa nga fa. te boo moytuwul sax jigéen ñi ñoo ci ëpp mënoo wax commerce tey te dugaloo ci jigéen ñi ñoo ci jiitu
nga wax wàllum export import boo demee tey la plupart jigéen ñi la wàllum transformation jigéen ñi la boo demee ci tool yi jigéen ñaa nga fa dans ce cas développement mënul dem sax ñun te dañuy wax à chaque fois foo gis góor gu am rek am na jigéen bu nekk ci ginnaaw. derrière chaque monsieur il y a une grande dame. mu ngi noonu nag dans ce cas nag wax dëgg yàlla nag mënuñu wax économie sans jigéen te nag jigéenu Sénégal ay jàmbaar lañ macha allah macha allah ñeme nañ ñefe am na ñu ci ñeme ñefe ñu ci ñemewul nag man ñoom ñoo ma jaaxal mais am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla alhamdulilah. comme votre exemple donc tey moom dafa nekk benn exemple pata bu nga xam ne mu ngi nii jàkkaarloo ñun muy Siga Sène nekk benn jeune bu nga xam ne dafa teel a comprendre que ne elle peut changer beaucoup de choses au sein de son environnement mu impliqué aussi si li nga xam ne moom mooy agro business donc nga wax léegi wax ju am solo muy jigéen ñi nga xam ne bëgg nañ ñoom ñu ngi si mais ñi nga xam ne dañoo bëggul ñooy nga xamul nan nga leen di def mais ñooñu bu leen wax loolu yow ban message nga leen di lancer. li ma leen di lancer lenn la nit da ngay am bëgg-bëgg xam nga ki bëggul mënoo ci moom dara juste wax nga ci mën wax rek nga ci mën en tout cas daal man lenn laa leen di wax nit lu waay am rek moo ko may boppam. effectivement lu nit am rek moo ko may boppam. boo toogee am du la fekk si nit ki da ngay dem taseex sa wërsëg mais damay toog rek laa moom doxul waaw. nañ ñafe daal comme loolu la yàlla dogal nit ku nekk bu ñu xëyee rek nañu reyante ba ngoon jot. man loolu laa gëm. gëw ma ne ay affaire de chômage am na fi aw ma liggéey tey suba aw ma liggéey damaa wër ba sonn wala état nii ak nii man je ne crois pas à ça. boo xëyee fexeel loo xam ne yow di nga ci liggéey sa morom liggéey ci pourquoi pas nga créer man loolu laa gëm man mais quand nga naan tey wër naa liggéey ba sonn aw ma damay toog. lu ma soxla tey samay parents dinañ ma ko defal wala samay proches dinañ ma ko defal lu ma soxla su ma taalalee samay loxo dinañ ma ko defal loolu je ne crois pas à ça boo amul loo def boo déposé ci entreprise yi amoo loo fa liggéey gisoo ku la jàppale pour liggéey créer sa bopp yow mun nga créer ba jàppale ñeneen tey jii nii damay jël exemple bu ndaw ci man rek laa koy jëlee tey bu may commencé déposé naa feneen ak feneen jëluñu ma stage benn stage boobu laa jotoon am mais damaa ne carrément pourquoi pas léegi may dem di déposer au niveau des industries pourquoi pas ma créer ñoom lu ñu créer mun naa dem ba am ñoom lu ñu am wala su ma ko amul sax ma jege ko ni da ngay gëm sa bopp man loolu laa gëm créer naa tey loo xam ne xëy na man maa ngi siy jëriñu am na ñeneen ak ñeneen ñu ngi ciy jëriñu te ci kanam la jëm incha allah bu soobee yàlla parce que nit ki boo gëmee sa bopp rek dara tawul. ok donc fi nga daanale fa la ñuy yëkkatee muy gëm sa bopp xam nga y a des gens yu nga xam ne gëm nañ seen bopp jàng nañ am nañ des diplômes am nañ vraiment le niveau mais parfois jigéen laay wax toujours dañuy am des problèmes pour intégrer les grandes sociétés donc je prends l'exemple des cas ñi nga xam ne mooy jigéen yi muuru comme ce genre gi. donc ndax doo leen am ay gàllankoor yu nga xam ne mën nga ko dund sa voile bi tere la am benn poste wala affaire yu mel noonu même bu dul yow ça existe mais tey yow loolu noo ko gisee maanaam le fait que ñuy intimider les filles yi nga xam ne dañuy jël voile teg ko seen bopp. ah je ne crois pas sax nit ku lu nekk sa wërsëg rek dañ koy jot quant à kii day muuru kii muuruwul li ak lii loolu day nekk ay détails yoo xam ne moom mooy loolu. mais y a des entreprises au Sénégal tey boo muuroo am na yenn poste yi nga xam ne kenn du la fa teg. ah bon ah oui ah gëwuma loolu. gëmoo loolu donc de toute façon peut-être débat d'idée la mais de toute façon ça existe am na ay jigéen ñoo xam ne dañ leen di intimider. que ça soit dañu sol voile moo tax tey ñu def recrutement mujj ñu jàll ci entretien bi comme par exemple boo xool ay postes lu ci mel ni ay secrétariat wala yu mel noonu à chaque fois dañ fay teg benn femme bu nga xam ne c'est un peu voilà dafay attirer clientèle bi ak yooyu yu mel noonu donc loolu laa doon waxee ba xam yow amoo ci benn gis-gis. non côté boobu moom mënuma ci wax lu bari parce que jigéen bi dem ba muuru dafa gëm boppam. gëm ne lii laay def ko ci xolam dans ce cas cadre liggéey. bu mu tax nga ne li ma muuru moo tax jëluñu ma déedéet man damay jàpp ne rek sa wërsëg moo fa nekk. dafa am entreprise yu nga xam ne dañuy exiger par exemple port voile bi dañ koy xaw a bañ.
kon na du kon kay nga bañ a dem liggéey si entreprise bu jeex na waaw bien sûr man déjà déposé tuma si benn entreprise man li ma préféré fu mu nekk nii mooy créer sama bopp jël samay employé damay si yow da nga jàpp ne sa voile warul mën a nekk sa obstacle pour nga am li nga war a am donc message bi kon c'est clair donc li ñu comprendre ou bien yéen tamit li ngeen war a comprendre mooy wërsëgu doomu aadama mu ngi nekk si tënkam maanaam mu ngi nekk si loxoom te dafa nekk ay exemple yu leer yu nga xam ne Siga tey wax na ko fi donc moom elle est voilée tey du jot a am du subir vraiment pression bopp parce que moom elle a osé mettre en place lu nga xam ne moom moo ko moomal boppam mais Siga ñu laaj la yow sa début est-ce que ñi la gëmoon ne di nga yegg fii bëri na. déedéet. ok. déjà début bi day metti parce que day am critique familiale. critique familiale day am bi ma commencé déjà wax nañ ma li nga bëgg commencé nii mënul nekk. jàng nga ba am yenn niveau yi demal nga déposer au niveau des industries. nga dem liggéey man bi ma toogee kenn rek moo ma comprendre ci sama famille muy sama bàjjen kooku mooy sama exemplaire déjà moom laa toog ma waxtaanal ko carrément man lii laa bëgg mu encouragé ma si mais ñeneen dañoo opposé woon parce que dañuy naan loolu mënul nekk munoo créer loo xam ne fii nii di nga ci mun a gagné dara daal ma gëm loo leen ne nag nit ki tant que mu ngi dooleem tant que mu ngi xelam dara taw ko loo bëgg a am rek yàlla bu la si dimbalee da nga siy génn mais xëy na tey critique familiale yooyu après jeex na. tey fàtte nañ xëy na xam nañ li ma bëggoon ins bi dañ ma ciy jàppale gaal nag métti na pour l'instant dafa métti de telle sorte que des fois da ngay découragé ba ne da ngay ba mais nag boo àndee sa xel rek nga toog nga xalaataat ne gënoon na métti rek da ngay am courage pour continuer waat. effectivement donc message boobu tamit leer na muy jeune bu nga xam ne da nga bëgg a mettre en place benn projet à chaque fois sa obstacle ñan lay doon sa entourage parce que tey mënuñu comprendre nga dem à l'université def fa des années nga xëy ne non dama bëgg a tijji benn genre buvette sama koñ dama bëgg a tijji benn espace bi nga xam ne dafay jaay café donc ñoom dañ koy jàpp ne loolu da nga perdre sa temps. te or demewul noonu yow juste da nga bëggoon a am ce qu'on appelle l'autonomie maanaam loolu nga doon incarné dem nga tey ba am ko demoo si entreprise yu kenn di fa liggéey mais yow yaa am sa entreprise yu bopp te heureusement tey ba ñu ñëwee gis nga li ñu servi mu neex lool te xam naa ne loolu lay neexee si waa kër gi donc loolu duñ ko bañ donc Siga lu ñuy gën a xuus si waxtaan bi tamit dinañu gën a am ay points yu nga xam ne faaw ñu aborder ko muy question bu am solo muy jigéen Sénégal jamono bi ñu toll nii ñu si bëri dañuy jàpp ne pour ñu am dara wala pour ñu exister il faut que ñu am borom kër ñu si bëri dañuy abandonner les études dem teel a dugg si mariage pour juste rek jéem a casé wu donc tey lan nga gisee mariage yu teel yi si ndaw ñi di def lan nga gisee. loolu moom d'accord ma ci mariage bu jotee rek mun na am. mais balaa mariage mun nga créer sa bopp loo xam ne boo duggee ci mariage doo sonn man loolu laa gëm. te ci yoon boobu laa nekk. parce que tey sëy boo ci duggee yenn yi yëpp dootoo ko mënal sa bopp moomatoo sa bopp déjà. mais bu fekkee ne nag duggagoo ci mun nga profitoo nga am loo xam ne ëllëg di nga ko mën a téye. boo gisee ku la defal nga defal sa bopp. boo gisul ku la defal nga defal sa bopp bu boobaa yow doo sonn mais boo nee damay dugg ci sëy aw ma liggéey defuma ni da ngay dépendre ci nit ki mun na ne à tout moment dina mun a satisfaire say besoin tey day am suba du am yaa ngi dégg bu demee ba amul nag bu fekkee ne yaa ngi woon jàpp fu dëgër bu amul nga dimbale ko mun nga ko dimbale mun nga fajal sa bopp sa soxla bu boobaa kenn du leen xamal ci sutura lay doon mais bu fekkee ne da ngay bëgg a weeru ci moom dépendre ci moom sa lépp bu boobaa dina andi problème yu bari nag looloo koy andi damay soxla lii duñ ma defaral lii bu fekkoon ne nag yaa ngi doon ñefe même boo duggee ci say tamit bul naagu te bul toog waaw fasal sa sër nga dem liggéey man loolu laa gëm. en tout cas man liggéey laa gëm. dans tous les cas man loolu laa gëm. d'accord donc juste une précision nekkul ne tamit dañuy xalab jigéen ñi di sëy bu ñu sañoon ku ci nekk tey le plus grand rêve de chaque fille mooy nga fonder ce qu'on appelle foyer yor ak njaboot mën a préparer sa avenir mais dafa am lu jot dafa yomb. donc tey cas bi nga souligné dafa am solo nit war nga mën a am borom kër
mais n'empêche pas que ne tamit bu dee da nga commencé woon benn carrière académique commencé woon di jàng mën nga ko war a mën a continuer ba am ay lijaasa bu ko defee le mariage après day ñëw nekk benn socle bu nga xam ne di nga la appuyer mais malheureusement comme ni nga ko expliqué beaucoup de détails yi di am mooy lan jigéen bi day dem wéeru ko si bu góor ki te ku góor ki par exemple dooleem tollul fenn yi te loolu bokk na si cas li nga xam ne dafay indi ay taux de divorce yu bëri yu nga xam ne ñu ngi koy noté si ménage yu nga xam ne yu bees la mais en tout cas de toute façon on a bien compris ce message et incha allah ñu ngi seetaan tamit à travers Live Vision dans votre émission Agora tamit dinañ si bàyyi xel mais c'est que est-ce que yow xam nga ay jigéen yu nga xam ne ay exemple de femmes yu nga xam ne dañoo assurer seen leadership féminin. waaw am na ñu ma ci jot a xam wax naa la sànq ci biir wax comme sama bàjjen mooy sama idole mooy sama référence. bàjjen ok. moom ci loolu lay yëngu ci couture lay yëngu. ok mu ngi à France mais fi mu fa nekk noonu actuellement day formé. ok mais début bi métti woon na lu ñuy naan début neexul comme loolu la rek à chaque fois man loolu la may gëmloo. dara jékkiwul jékki sotti da ngay ñafe rek lu mu mënti métti rek jàppal na xam ne un jour viendra dina mës a neex lu jékki-jékki neex rek war nga xoolaat sa mujjanteel nan lay mujjee du neex. ok am na keneen aussi ku ma si xam peut-être war ngeen ko xam mooy proviseur u lycée Diamniadio. madame Ndiaye sam tante la mais kooku aussi nekk ci fonction état terewu ko mu ngi liggéey leneen mu ngi dajale ay femmes ci koñ bi di leen jàppale ci liggéey ñu ngi liggéey ñu ngi def ay transformation di jaay xëy na ñooñu bu nekkul woon loolu idée boobu mu génnee ñooñu ñu ngi toog seen kër yi mais actuellement ñoom ñu ngi ciy gagné loo xam ne peut-être ñu ngi ciy suturlu dans ce cas loolu yëpp bu nekkee sa entourage yow mënoo def leneen lu dul loolu waaw. donc mbokk yi yéen a ko gisandoo yéen a ngi toujours ci émission bi nga xam ne moom mooy Agora dans votre chaîne Live Vision ñu seq waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Siga Sène bu leen ko déggee ndaw la bu nekk commune de Diamniadio di yëngatu ci li nga xam ne moom mooy agro business moom moo nekk PDG Sénégal transformation locale n'est-ce pas donc nga yëngu ci wàllu transformation des produits locaux donc ay jus yu neex nga ñu jox tey macha allah te xam naa tamit sa clientèle bi yaa ngi koy satisfaire mais Siga ban jafe-jafe ngay jànkonteel ci liggéey bi ngay liggéey nii présentement. liggéey bi moom bëri na ay jafe-jafe trop parce que déjà ak corona bi ñu nekk nii dafa métti clientèle bi ñëwatul noonu amatul noonu déjà. problème bi aussi des fois problème clientèle day am parce que sur le marché dafa bëri. Diamniadio nag amul benn unité de transformation. moo tax man samay objectif yëpp leer na la créer fi unité de transformation boobu mais début bi day métti parce que connaissance bi moom moo des. yaa ngi def démarche yi. maa ngi ci mais neexul daal. li ma la mun a wax daal neexul actuellement su ma la waxee dëgg rek déjà des fois damay ambuler. def marchand ambulant juste pour am connaissance xam li nekk sur le marché réalité yi nekk sur le marché nit ñi des fois dañ may naan yow yaa ngi nii am bac nekk fii di def lii taxawaalu nii ak nii ma ne leen comprendre oo leen li may def man damaa jàpp ne y a pas de sous-métier boo jàppee ne yaa du sous-métier am na rek yow yaay chemin parce que booy taamu rek mooy loolu doo gaaw a gis li nga bëgg dans ce cas métti na ba fi métti yem des fois dañ lay dig dara doo gis digoon nañ ma nag ay affaire financement am na benn kii bu ma doon def au niveau du ministère de l'emploi mais jusqu'à présent waxuñu ma dara des fois dañ may woo pour ay contrat yooyu noonu mais mooy loolu daal métti na pour l'instant métti na su ma amoon ku ma jàppale daal même bu dul pour man damay naan à chaque fois unité bi bu taxawee du pour man pour waa Diamniadio la parce que tey jii nii li gën a neex mooy nga investir ci sa dëkk jàppale ndaw yi nekk sa biir dëkk. su ma amoon tey dinaa ci jëriñu mais samay morom dinañ ci jëriñu parce que ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi toog sama koñ liggéey ñu daf may métti amuñu boo waxee ñu ne la awma lu ma liggéey awma lu ma def toog boo toogee rek sa xel mun na nekk ci leneen. dans ce cas nag bu fekkoon ne unité boobu sotti na tey man dinaa ci nekk samay morom dinañ ci nekk ñun ñëpp dinañ ci nekk ñu jàppalante man loolu laa gis te incha allah bu soobee yàlla man duma ci mës a bàyyi.
waaw. ok donc mbokk yi yéen a ngi koy gis xam ngeen ne ki ñu taxawal tey nii vraiment damay sentir ne da ngay développer ce qu'on appelle le leadership participatif maanaam yaa ngi am ay challenge yu nga xam ne bëgg nga ko teg fi nga dëkk muy Diamniadio même pas yaa ngi xool nan ngay def bay dimbali ñi nga xam ne say morom lañ tey seen jàngu soriwul nga fexe leen tegal leen ci benn unité de transformation. donc message bi c'est à l'endroit des autorités étatiques du Sénégal mais également des autorités de la commune de Diamniadio ñu xam ne à Diamniadio y a des jeunes yu nga xam ne am nañ des projets y a des jeunes yu nga xam ne dañoo ambitieux y a des jeunes yu nga xam ne pare nañ pour changer ce qu'on appelle la donne de façon définitive mais juste là la ñu manqué ce qu'on appelle l'accompagnement. donc loolu en tant que des autorités yéen si war a mën a taxaw bu ko defee ndaw ñu mel ni Siga Sène mii ñu si bëri am nañ à Diamniadio te loolu dina participer sur lutte contre chômage bi. donc message boobu yaakaar naa ne autorité yi dinañ ci jot donc Siga xam naa ne li ñu dese say waxtu bëriwul. donc yow ban message ngay lancer à l'endroit de la couche féminine donc à l'endroit de la femme sénégalaise. man message bi may lancer jigéen ñi mooy nañ dem liggéey rek gëm seen bopp rek loolu laa leen di lancer bu ñu xeeb dara jékkiwul jékki sotti dara yombul ci kër àdduna boo bëggee lu yomb nag da ngay des ci ginnaaw rek waaw quel que soit alpha daal ñefe leen rek man loolu laa leen di digal surtout sama moromu jigéen ñi nga xam ne ñu ñoo nekk jànk yi xale yu ndaw yi surtout ñooñu nag parce que des fois da ngay gis ñoo xam dañuy bëgg lu yomb ba mooy loolu lenn daal laa leen di wax nañ takku ñu dem liggéey waaw lu dul liggéey du dëkk waaw loolu kese laa leen mën a conseiller. ok donc yaakaar naa ne tey wax ji am na solo lool parce que ki ñu ko seqal la dafa nekk benn nit bu nga xam ne dañ ko war a mettre au devant de la scène et malheureusement au Sénégal il y a beaucoup de profils yu nga xam ne dañ koy nëbb te tey pour impacter les jeunes pour faire face à la situation ba ndaw ñi di am ay références il faut que ñuy mettre en place ou bien ñuy mettre l'image ou bien le profil de ces genres de personnes yi nga xam ne moom lañ toogal nii muy Siga Sène muy liggéey lu am solo et il y a d'autres dames yu nekk à Diamniadio il y a des Fabira donc ce sont des femmes yu nga xam ne tey ñu ngi évoluer ci domaine bi fas yéene jàppale ñeneen ñi mais malheureusement dañuy am ce qu'on appelle des limites maanaam seen seuil de compétence mooy lan jàngi ngeen am ngeen diplôme jël nga sa 30 000 investir commencer def say projet mais yow loolu nga mën li ci des état du Sénégal ñoom ñu leen war a mën a jàppale mais également suñu autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune de Diamniadio bi yaakaar naa ne bu ñu déggee lii dinañu xam ne am na ndaw yu fas yéene collaborer ak ñoom pour dimbali leen si ñu wàññi li nga xam ne moom mooy chômage bi donc mu nekk message bu am solo donc comme ni ma leen ko waxee woon rek dañu nekk ci contexte journée internationale de la femme muy Women's Day nga xam ne dañuy sargal jigéen moom saa su ne nañ ko war a sargal mais mois de mars bu ñëwee dañuy xam ne weer bi kat weeru jigéen la loolu moo taxoon tey ñu ànd ak suñu équipe ñëw fi nga xam ne moom mooy commune de Diamniadio ànd ci ak ndaw muy Siga Sène ñu fas yéene seq ak yéen waxtaan pour lan ñu waaj demee nga xam ne mooy le 8 mars mu ñu nekk journée bu am solo journée bu capitale ci li nga xam ne moom mooy couche féminine bi donc xam naa ne émission bi daanaka jeex na donc Siga Sène lan mooy nekk sa dernier mot. sama dernier mot mooy déjà damay sant sama famille di leen gërëm ci bu ñu demee ba comprendre ci li may liggéey di sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout samay clients aussi ñi nga xam ne tey suñ ma gisul dañ may woo dañuy xultu ndax li ma ñëwul. ok jox leen samay produits maa ngi leen di sant bu baax a baax parce que ñoom aussi ñu ngi may jàppale bu baax a baax man ñoom laa gis. ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo may jàppale sama liggéey bi parce que bu nekkul woon ñoom ba ñu maa ngi toog. waaw maa ngi leen di sant yéen ñëpp di sant samay clients bu baax a baax. ok donc mbokk yi ñi doon seetaan ci seen émission Agora li leen indiloon tey ci scène bi nga xam ne moom mooy Live Vision votre portrait d'information juste et clair on vous donne rendez-vous à très bientôt. Thank you.